salaamaaleykum mbokku internet ak téléspectateurs yi baaxoo seetaan seen chaîne Média Info TV di leen dalal jàmm encore une fois ci seen émission sans contredire comme niñ leen ko tàmm defalee tout le temps ay ndaanaan la ñuy invité waaye tey nag dañoo am un super ndaanaan mën nañu wax ndaxte monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye moo ñu faire l'honneur ñëw si suñu plateau tey mais ñu jox ko kàddu gi déjà mu nuyunte ak yéen monsieur le ministre nuyu nañ la. maa ngi lay fay di nuyu mbokku internet yi mbokku téléspectateurs yi. ci télévision bi nga xam ni ma koy waxee dafa samp yoof waaye di lëmbi àdduna ndax ay ndaw bu ñu amee bëgg-bëgg am njàmbaarte am ngóor a bëgg a jëm ci kanam jàpp naa ni ñun ñëpp dañ leen war a jàppale ndax kër gu mel nii li wóor te wóor mooy kenn du fi waxee luy tasum réew kenn du fi waxee luy yàq ndaw au contraire parce que yoof la ñu nekk te yoof dafa am lu mu tekki waxuma sax ci Sénégal waxuma ci Afrique mais dans le monde entier. effectivement jërëjëf effectivement merci beaucoup monsieur le ministre xam naa nekkatoo sax ku ñuy présenté mais xam nga dernière génération bi sama genre gi amaana ba miinuñu la trop naa ba mënoon def benn présentation rek pour internautes ak téléspectateurs yi ñuy suivre ñu gën la mën a xam. waaw sa benn naataangoo daf ma wax bëri ki dem ba wax joo nga xam ni reetaan lu lool mais mu neex ma lool. daf ni ma sa doom Coro Mbaar Ndiaye. bi muy commencé def télévision bu doon génn dañ naan kii kan la ñu ni kii doomu Serigne Mbacké Ndiaye la. mun ma léegi yow boo génnee télévision dañ naan mais paa bii kan la ñu ni papay Coro Mbaar Ndiaye. ça veut dire que li nga wax ne génération bi. effectivement c'est vrai mais man nag je suis l'homme de toutes les générations. Je suis le ministre à vie. à vie. ànd ak lépp luy diine santaane. suñ cosaana suñu aada santaane ko mooy ngor mooy jom mooy fulla mooy fit parce que encore une fois diine bi mu ñëwee Sénégal lenn dong la ñu dollil julli laa ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah loolu la ñu diine dollil ndax diine ñi ñu fi fekkoon fekk na ñu naan bu nit du jël lu moomul fekk na ñu naan nit du wax lu dul dëgg fekk na ñu naan gor du tooñ fekk na ñu naan gor du wax lu dul dëgg fekk na ñu naan gor du wor fekk na ñu naan gor du xam bàyyi du xam fakk fekk na ñu naan gor du jàpp bàyyi xam nga loolu la diine di jàngale mais ñun moom la ñu fekk rawatina nag fii ñu nekk ci Cap Vert ndax da ngay dégg ñu naan ci waxu olof ñu naan yow de gisuma la mbaaw gisuma la mbaaw ça veut dire yow rëccoo sauvé woo ndax kuñ daan dàq bëgg la jàpp njaam boo traversé mbaaw dugg Cap Vert rek rëcc nga kon Cap Vert lébu de manière générale dafa nekk lu am solo ci taarixu Sénégal donc pour revenir ci li nga doon wax rek ñuy sénégalais comme n'importe quel autre sénégalais yàlla baaxee ñu ba xëy na mu am foo nga xam ne egg nañ fa te du suñu ngóora mais mbaaxu borom bi la ndax damay wax toujours ni bu la yàlla suturaalee ba réew mu nekk 16 millions d'habitants 17 millions d'habitants bu dara xewee ñuy déglu sa kàddu loo ci xalaat jagle la du ngóora du dara parce que télévision bi ngay toog di wax ay millions yu la ëpp xam-xam ñooy toog di la déglu loolu nag bu la jayee ba nga yaakaar ne xam nga lu nit ñi xamul wala man nga lu nit ñi mënul bu boobaa da ngay jóoru donc man citoyen sénégalais la yàgg ci politique aussi assumer ci ay responsabilités yoo nga xam ni damay faral di wax ni eggoon nañu foo nga xam ni ci pouvoir yàlla xëy na defoon na ba man li ma mënoon dogal daanaka premier ministre mënu ko te loolu nag ba tey mi ngi fi loolu tax ma ni ministre à vie du bàkku mais sant yàlla la ndax am na bu la ko yàlla defalee da nga ko ci sant donc j'ai été ministre dans le gouvernement de Wade ba fii ñu toog di wax nii ma am une collaboration très étroite bu jege lool ak le président de la République ndax jàpp naa ne xëy na lenn dong laa moo ma wuute la ak yeneen ministre mooy du ma dem conseil des ministres président Wade moom aussi saa moo ko tuddee dama naan yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram ndax fu bëree bëri fu ñu jaar ak moom tey may wax bay fàttali tous les jours ne tey bu Ablaye doonoon candidat président la ma dem ànd ak moom waaye nag comme yàlla def na li mu def lañ ko doon ñaanal yàlla defal na ko donc kenn ku nekk je pense que léegi am nga droit assumer ce choix d'autant plus que man ci sama jëmmi bopp am naa yéene bu ma ci yàlla dimbale en 2024 ma nekk candidat à l'élection présidentielle foofu daal fi
fi laay tënk wax ji en attendant. ah macha allah nekk na lu am solo. nekk na lu am solo ci parcours bi et tout te am nañ yaakaar que ne nouvelle génération bi nga xamante ne peut-être dese nañ la miin torop à travers kàddu yi nga xamante ne di nga ko jàllale ci Média Info TV dañ ci mën a inspiré wu nga servir leen de référence de guide même pourquoi pas. ndaxte nekkoon ministre mais ba léegi aussi yor posture ministre boobu noonu c'est pas évident mais tey ñu bëggoon xam amaana ba ñu bëri buñ la gisee nga toog fii dina leen jaaxal studio bi nekk Yoff ñu gis Serigne Mbacké Ndiaye mu ñëw toog ñu bëggoon xam Serigne Mbacké moom kañ la ñëw Yoff ak lan moo ko indi woon Yoff aussi. waaw xam nga du peex mi rek du peex mi rek. daa du peex mi rek du peex mi rek xam nga ñun ñëpp ay citoyens du monde lañu. effectivement. ma nekk panafricaniste maanaam gëmuma ay Sénégal Mali Guinée Mauritanie. ñàkk parce que dañ ñu ko imposer. rawatina nag bi nga xam ni man descendant wu Njaajaan Njaay la Alburi Njaay de sama maam. Sambalaw bi Njaay de sama cousin wu papa. Njaajaan fondé Waalo fondé l'Empire du Jolof. ñu sosu ci moom di reñe ci Bawol moo tax boo demee Waalo ñuy Barak. boo demee Jolof ñu Burba. boo ñëwee Bawol ñu nekk ay teeñ. pourquoi ma def rappel boobu pour wane ni man Sénégal laa. sama ki ma meññ sama ndey ji ma jur. Kas-Kas la dëkk dans le Podor. sama papa juddoo Yang-Yang man ma juddoo Xombol yaroo Thiès. donc ci côté boobu dama wax léegi ba tudd Albouri. ku nekk xam ne Albouri nga Dooso. Dooso c'est au Niger fa la deewee. pourquoi mu deewee fi mooy da doon bañ colonisation. bi mu demee ba xam ne néewal nañ ko doole au Sénégal ñi fi nekkoon ñëpp daanu nañu mu replier au Niger continuer di xeex contre la colonisation. donc kooku panafricaniste la. kon ku sosoo ci moom war nga mën a doon panafricaniste. teg ki nit fi mu dëkk mooy fi ko yàlla defee sutura fi ko yàlla defal teraanga. yàlla def ma jënd kër Yoff fii ci Sili Biagi. nekk fi ak sama njaboot. sama doom jënd kër Yoff. sama soxna génne àdduna Yoff. ma ni du ma fi bàyyi Yoff di ko sa robi fenn ci àdduna même pas Xombol gi ma dëkk. ma rob ko sëgu Yoff. réservé 4 mètres yi ko wër dencal ko sama bopp. macha allah kon gëmuma ni tey kenn gën ma doon Yoff waa. tey la samedi alxamis bi paase ma may sama doom Coro Mbaar Ndiaye doomu Yoff ñu sant Seck. macha allah magu Coro ma may ko beneen lébu bu dëkk Médina. boo demee Wokam gii tey Samba Bathily Diallo mi nekk le maire de Wokam papaam ak suma yaay ñu bokk ndey ak baay. ma juddoo Xombol comme ni ma ko waxee au plan politique. ma nekkoon di yëngatu foofu. nekk Xombol nekk responsable au niveau de la région de Thiès. pendant 24 ans nekk naa ci conseil municipal ci biir 24 ans nekk ci 10 ans adjoint au maire def 5 ans au conseil régional de Thiès. ñaari yëf tax wala ñett ma jóge Thiès jóge Xombol transféré sama vote à Dakar. bi ci jiitu mooy mag maanaam ndab kenn du ko ñëdd. boo lekkee ba xale yi nga xam ne ñoo doon raam ba ngay nekk ci yëf yi. ñëw tolloo ci ak yow da nga leen war a xajal. tey boo demee Xombol ña fay xëccoo pour nekk maire yëpp kenn ki papaam moo nekkoon le premier adjoint ma nekk le deuxième adjoint kon kooku sama doom la. ka ca des sama sët la. keneen ki di jigéen man maa ko dugal ci politique mu bokk parti socialiste. keneen ki papaam sama soutien yu gën a dëgër la woon au niveau de Xombol. kon ñeent ñooñu bu ñu demee ba ne dañuy xëccoo dara man waruma fa nekk di xëccoo ak ñoom. te politique demee noo nga xam ne tant que maa ngi woon ci biir arène bi foofu su ma leen waxee ni leen non man bëgguma mais dama leen jàppale duñu ma gëm. ma retiré indi sama vote Yoff muy benn raison. deuxième raison may jàppale président Macky Sall. te combat politique bi réellement c'est à Dakar. parce que tout le reste du Sénégal bu fi Macky Sall di dem élection. li ñuy tudd score soviétique la fay def lu mu gàtt mu am fa 60%. donc le véritable combat politique c'est à Dakar. kon Dakar gii mu nekk mu am le combat politique nekk fi li ma am tuuti ci expérience war naa ko ci mën a apporter pour jàppale ko. troisième et dernière raison 1996 fekk boobu maa ngi nekk conseiller Mamadou Diop dans son propre cabinet maire de Dakar.
mu woo ma bureau à la maison des élus locaux woo jarbaatam bu ñuy wax Abdoulaye Diouf Sarr. 1996. 96. ni ma kii suma jarbaat la yaayam ñoo bokk ndey. ëllëg yéen a fii des boole naa leen nag ma ko jàppaleel. kon su ma demee ba ma jàpp naa ne man li ma def ci politique pare naa ci li ma ci dese bariwut te ndénkaane loolu ma amoon ko te kiñ ma dénk aussi ma jàpp ni ku neex a dénkaane la ku nekk nag li nga séq ak nit ki moom nga mën a wax. yar ak teggin fu mu jiitu rek li ci des yëpp mën nañ ko muñ. te ma gis ko ci moom gis ni c'est un jeune déterminé pour liggéeyal réew mi liggéeyal askanam nekk nag porte drapeau bu askanu lébu parce que lébu ku ko xam nga ni yaatu teraanga sutura ci ñoom la fekk baax la preuve jox naa léegi wax na exemple sama cousin bi nekk Wakam ku mës a ñëw dëkk si Cap-Vert lébu yooyu lay jël jox la kër may la soxla ba tey mën naa wax ne sax ñoom presque ñu nekk minorité à Dakar parce que seen yaatu seen bëgg nit moo tax loolu am donc tey bu kooku demee ba ma jàpp ni mooy tey le porte-drapeau de cette communauté là c'est une troisième raison pour mu mën ko jaar donc loolu moom indi yow macha allah nekk na aussi lu am solo te comme ni nga ko expliqué rek je pense que tey am na lu bëree loo xamante ne nii ñu ngi la ciy gis surtout au niveau de Yoff notamment soutien bi nga xamante ne nii yaa ngi koy apporter monsieur Abdoulaye Diouf Sarr mais beneen question bi mooy c'est vrai que da ngay jàppale Macky Sall mais au niveau de Dakar du Abdoulaye Diouf Sarr kese moo fi nekkoon au-delà de histoire bi nga xamante ne raconté nga ko léegi anecdote bi le fait que Diop le maire boole woon leen Diop le maire aussi donc ñu koy ñaanal de passage yal na yàlla doole ko leer fi mu nekk donc au-delà de Diop le maire bi mu leen boolee noonu tey lan moo la gën a poussé ba nga ne monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ngay jàppale en lieu et place de ñeneen ñi nga xamante ne ni peut-être ay leader lañ yu mag yu nekkoon Dakar. waaw très bonne question ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey di xëccoon Dakar yëpp. man dama am respect ci képp ku yëngatu ci wàllu politique. kenn ku ci ne xëy na am nga sañ-sañu laaj mais bu ñu fàtte ni ñuy fale maire dañ ko soppi. bu njëkk dañ daan fal conseil municipal conseil ba daje fal maire. mais bi yoon population bi ñooy fal directement seen maire. kon candidat bi mooy kan daf ci am solo kon jàpp naa ni boo candidat yi ma gis Ndakaaru yëpp. ñu ni bëgg nañu doon maire Dakar boo leen tegoon ci balance boo leen boole woon ñoom ñëpp teg leen ci balance ñuy 10 kilos. boo tegee Abdoulaye Diouf Sarr muy 20 kilos. boo xoolee. bu ñu waxu parfarloo waxu kii mu ma neex ku ne am nga ci droit. mais bu ñuy wax ak objectivité maanaam teg ko ci yoon ak ay firnde kenn ku ne dañu xool fan nga jaar ba egsi fii. xam nga damay wax toujours ni Sénégal rek ngay gis ñu fal nit ñu naan kii kat la ak fu mu jógee. boo demee tey fu mel ni France bari na 90% wu ministres yi ñuy fal da nga leen di gis ci seen parcours. ju jaar fii. nekk conseil municipal wala nekk conseil régional nekk maire nekk leneen ak leneen ba ñu egsi Sénégal rek ngay gis ko xëy tëb cëpp ni fal leen ma mën a. donc bu ñu xoolee profilu candidat yi fi nekk wax dëgg yàlla ku wax rek te yàlla tax xam ni kenn mënul béngal Abdoulaye Diouf Sarr ak yeneen candidat yi ci des muy benn loolu indi mu teg programme boo nga xam ni candidat yi ma dégg ñëpp moom laa gis mu indi ci programme teg programme moom gëm naa ne lii mën na jëmale dëkk bi kanam xëy na émission bi duñu permettre ñu mën a dugg ci tout ça mais ci wàllu programme aussi wane na ni moom c'est l'homme de la situation ñetteeli argument qui est pour moi extrêmement important depuis plus de 10 ans Ndakaaru maire buy xeex ak état la ñu am Dakar nekk une ville rebelle maanaam di xeex rek maire bi fi ne daal xeex ak président mooy liggéeyam Thiès mosoon na mel noonu lan la jur ku nekk xam na suivre na l'histoire des chantiers de Thiès tardel dëkk bi la def donc booy fal un maire da ngay fexe ba su mënee nekk am maire boo nga xam ni day ñëw dugg bureau président négocier ak moom régler ak moom loo nga xam ni njariñu askan wi la doon mais doo indi fal maire boo nga xam ni tout son temps mooy xeex ak askan wi xeex astafurlah ak président bi fi nekk donc ñetti raisons yooyu tax na ba ma jàpp ni Abdoulaye Diouf Sarr est le meilleur candidat.
d'accord Abdoulaye Diouf Sarr est le meilleur candidat mais surtout fi nga insisté mooy ci parcours bi. absolument moom fi mu jaar da nga jàpp ne suite logique la. suite logique la dafa ay étape ba mu yóbbu ko fii nii tey. absolument voilà. keneen ki ñu mënoon wax ni mënoon na doon maire ndax am na parcours mooy Pape Diop. mais wax naa ci benn journal démb nii pour man erreur u Pape Diop. mooy nekkaat candidat à la maire daqaatu saf ñaari yoon. Pape Diop dafa am beneen rôle bu important bu mu woon mën jouer ci Sénégal xam nga man sax yaa ngi wax ne xale yi xamatuñ ma rawatina moom ndax li may génne média fekk ko moom ndaw ñi xamuñu ko mag ñi fàtte nañ ko donc am na benn rôle important bu mu war a mën a jouer dans ce pays là à mon avis donc boo seetee tous les candidats yi fi nekk wax dëgg yàlla bu ñuy wax profil rek kenn mënul comparer Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen ah macha allah donc muy lu am solo mais tey dafa am ay hypothèses yu may mettre un peu sur la table nga wax ma ci sa xalaat. S'il arrive que au soir du 23 inchallah monsieur Abdoulaye Diouf Sarr par exemple mu perdre Yoff gagner Dakar nekk nag maire de Dakar mais Yoff daf ko perdre muy feefam ndax mandature am boobu noonu dina mën a jaar yoon dina mën a normal. xam nga lu sa hypothèse boobu du ma ko envisager. damay jàpp ni segam ne man maa mën a xam li may waaj a wax. rawatina ñi dëkk Yoff dafa am loo nga xam ni li muy am ci histoire bariwul bariwul wax naa la lan la li buy représenté ci Ndakaaru te pourtant li bu doon maire Dakar bariwul très peu bariwul mën nañ ko lim ñaareel ba gëmuma ni waa Yoff danañu gis seen doom dem di takk xare noonu laa ko mën a tudde pour jëli maire Dakar ñu ni maire Dakar fu mu dëkk ñu ni Yoff xam nga Idriss Seck mooy ku ñu daan fal maire mu toog 5 ans du ñëw Thiès bu élection jotaatee mu gagné. Pourquoi? Parce que waa dëkk bi dañ naan suñu dooma Abdoulaye Diouf Sarr mu bëgg ko mu bañ ko doomu Yoff la donc gëmuma man ni bu coow leeg tout ça bu jàllee les populations de Yoff elles-mêmes danañ jël position boo nga xam ni comme ni nga ko waxee tout à l'heure bu Abdoulaye Diouf Sarr nekkoon maire ville mën na perte maire Dakar maire Yoff mu di ko affaiblir lui en tant que maire gëmuma ni population Yoff danañu doxale lu mel noonu li ma gëm ni moom la ñu doxal mooy du ñu maye bopp roo ci làmmiñ. ah mais c'est quand même envisageable. waaw mën na nekk parce que xam nga man sama position bopp laay mën a joxe. du dëgg effectivement mais dama ni booy nit yëpp sa mbër. muy dem ca làmb ja jàpp naa ne da nga ko jox atu yëpp pour mu dem gagner. jox ko atu yëpp mooy fal ko ay Yoff avec une écrasante majorité nañ ko daan defee fal ko également au niveau de la ville de Dakar bu boobaa Yoff am droit maintenant taxaw tàllal seen loxo lépp lu ñu bëgg moom mu leen ko defal mais gëmuma ni population war nañ mën a jël beneen position bu dul boobu. ah macha allah dégg nañ li nga wax ci première hypothèse boobu mais xam naa donc ci noonu la ñuy joxee le relais à la régie ñu dem dugal publicité ñëwaat. waaw lu bees tàq diggati na bergerie Al Mahdiyu Muntaza mu ngi juddu le 2 juillet 2020 nekk 100% Saloum Saloum bergerie Al Mahdiyu Muntaza daal feeling duñu ko jaay détail grossiste lañu ci yéen éleveurs yi yéen ñu sopp élevage bëgg élevage di ko dundee daw leen gaaw ci bergerie Al Mahdiyu Muntaza daal foofu la fekk baax élevage daal ñoo koy rendre ses laiteurs de noblesse nekk 100% jur gi laadum papa ji mu ngi nekk requin fils de gaynde Saloum ay waay Saloum Saloum yi daal kenn du yéen la fille mu ngi nekk jigéen ci biir jigéen yi nekk ndaanaan ci biir ndaanaan yi kooku ngay xam ne buy dox nga xam ne vrai lam tooro ngi noonu kooku mooy la fille de Bilal et de Férouz ay waay jur gi laadum daal bergerie daal Al Mahdiyu Muntaza la fekk baax au 77 635 16 29 ou 78 177 66 14 avec bergerie Al Mahdiyu Muntaza aïe l'élevage va reprendre ses laiteurs de noblesse. merci beaucoup à la régie mais merci surtout aux partenaires yi nga xamante ne nii tout le temps ñoom la ñuy àndal ci émission yi bokk na ci Floria muy warga boo xamante ne xale da koy naan
mag da koy naan éternel jeune yi nga xamante ne comme ministre ñoom aussi dañ koy jëfandikoo voilà donc monsieur le ministre si noonu toujours ñu continuer première hypothèse bi moo nekkoon bu perdre Yoff ba pare gagné Dakar mais deuxième bi donc facilement da nga koy deviner sax mooy bu gagné Yoff malheureusement perdre Dakar boobaa ndax loolu du ko condamné politiquement. waaw condamné xëy na du ma ni condamné mais en tout cas du doon lu gën. du doon lu gën bon nit nag li mu war a def lay def. maanaam ku nekk nag da nga am sañ ñu wuti. bu lépp jàllee nag yàlla mooy joxe. ndax gëm naa ne ak man li ma xam ci akus néew ci politique. ak ni ma gisee la situation politique déroulé wu à Dakar. gëmoo ne tey nit mën na fa gagné Abdoulaye Diouf Sarr à la ville de Dakar mais comme tu dis. jaasi kenn du ko jiitu ci mbaram. yàlla rek mooy dogal te yàlla rek moo xam lu xew ëllëg. donc lu mën a nekk la éventuellement bu amee aussi du doon lu baax pour sa carrière politique. li tax du doon lu baax pour sa carrière moo tax ba nag képp koo nga xam ni mbokk nga wala xaritam mu la doomu ndeyam jàmm am jàmmam nga war nga ci mën a jàpp dimbali ko pour que loolu bañ a am. léegi selon vous monsieur le ministre toujours Abdoulaye Diouf Sarr moom fan la rawee ñeneen ñi cette fois-ci du seulement Benno Bokk Yaakaar. mais yeneen candidats yi nga xamante ne ni ñooy yóotu Dakar moom fan la leen rawee mis à part parcours bi bien sûr. waaw man en fait bi ma commencé di wax ba léegi waxu moon sax dans le cadre de Benno man dama wax pour tous les autres candidats. ok dans le cadre général. dans le cadre général laa doon wax. fi mu leen rawee ginnaaw bu parcours bi jàllee et c'est important muy profilu candidat bi. programme bi c'est important. confiance bi président de la République am ci moom c'est important. parce que ku nekk xam na ni. du moom rek moo bëggoon a doon candidat ñu bëggoon doon candidat bari na mais moom le président choisir connaissance bi mu am xam-xam bi mu am ci luy jëmale commune kanam également nekk na loo nga xam ne lu important la mais loolu lépp dafa am ci lu muy lalu mooy yar ak teggin xam nga tey kenn ku mënti doon ci ñun buñ la nee da nga war a dem telle mission da ngay laaj ñan ñoo fay ñëw ñun la diw ak diw ak diw wala telle association telle organisation ce premier réflexe mooy dugg ci internet xool Massamba mi mooy kan Jean mooy kan Paul mooy kan xam seen parcours bala ngay ñëw di toog ak ñoom kon kii war a jiite la ville capitale warul nekk nit koo nga xam ne boo duggee ci internet xool ko ñu ne la def na fi tooxi doona def na fi nangam du ma lim ku nekk xam na dëkk bi ñun ñoo ko bokk def na fi lii def na fi lii jàpp naa ni loolu du lu gën parce que Dakar est la capitale du Sénégal Sénégal nekk buntu Afrique ak li mu représenté lépp kon jàpp naa ni comportement wu nit ki bu njàng mi weesoo CV yi jàll profil bi jàll jaar-jaar bi tout ça bu jàllee comportement wu doomu aadama bi lu am solo la te ci côté boobu jàpp naa ni vraiment raw na ci ñu bëree bëri de ce point de vue là te damay toog ba damay xool ba ak may wax Diouf Sarr quelque part daf may rappeler feu Ousmane Tanor Dieng Ousmane Tanor yàlla na ko yàlla yërëm musuma dégg ci sama nopp te li ma ko daan ma toog moom bari na mu wax ci doomu aadama lu dul noonu musuma ko dégg calme sérénité yar ak teggin te loolu ku mu jiituwul ci yow dara desu fa yar ak teggin ak diine ku mu nekkul ci yow dara desu fa te loolu jàpp naa ni bokk na ci atu yi nga xam ni moom Abdoulaye Diouf Sarr am na ko. voilà léegi ci noonu monsieur le ministre ñu ñëw ci troisième et dernière hypothèse ci ñett yi ma la waxoon noonu s'il arrive que monsieur Abdoulaye Diouf Sarr gagne Yoff gagne Dakar bon peut-être que instant bii nii wax jooju commencé wul génn sax mais yow xam nañ ne proche collaborateur am nga peut-être mën nga ñu si toucher quelques mots boobaa kan mooy nekk maire de Yoff. xam nga tey Yoff gii. liste conseil municipal yi xaw ma ci juróom. pour être honnête. bu ñu ma ni woon conseil municipal Yoff yi mënuma ci lim 5 personnes kon xam nga su ma bëggee naan nañu fal diw damay wax loo nga xam teguma ko fenn li ma jàpp mooy ku fi mënti toog ku muy mënti doon après Abdoulaye Diouf Sarr dina doon koo nga xam ni war nga mën a déggoo ak moom mën nga mën a assurer relais parce que boo déggoowul ak moom la mu yor ca ville bi pour Yoff jot ci day jafe parce que man gis naa fi ay maire yoo nga xam ni dañu déggoowuloon ak maire ville ou bien déggoowuñu ak état bi de sorte que mais jarul sori jël leen le maire de qui est décédé Idrissa Diallo yàlla na ko yàlla yërëm bi mu gaañoo le maire de Dalifort ki ko remplacé militant wu APR la
dégg naa quelque temps après mu am ay yeneen nit yoo nga xam ne bokkuñu ak moom jëmukaay sur le plan politique def benn conférence de presse di wax ni la suñu maire bi fi jóge muy Idrissa Diallo lam doon jéem pendant 2 ans mënu ko sottal kii dafa ñëw en 6 mois mu def ko lan moo ko waral mooy c'est tout xam nga nit ki li mu am droit da nga ko koy jox waaye faveur sa xarit nga koy defal nit ki li am droit da nga ko koy jox waaye faveur nag sa xarit nga koy jox donc jàpp naa ne ku fi mënti toog day doon koo nga xam ni Abdoulaye Diouf Sarr maire de la ville day juboo ak kooku jàpp ni aussi Abdoulaye Diouf Sarr dina bàyyi xel ci ki fiy toog équipe bi fiy toog doon équipe boo nga xam ne intérêt Yoff rek moo leen tax a jóg je pense que critères yooyu dana ko jël en compte parce que kenn bëggul mu jëpp sa bi mu réer bu sañoon bu fi nekkee maire ba jóge fi di dem à la ville dëkk bi day gën a dox na nga xam noonu te gëm naa ni buñ ko falee maire ville fal ko maire Yoff équipe bam toog seet kan moo koy remplacer ban équipe moo koy remplacer au niveau de Yoff moom mu doon dem à la ville mais bu tibbee dara ci ville bala muy sédd benn dëkk sédd Yoff lu gën a jege gën a yey donc de ce point de vue je pense que war na mën a bañ am problème. waaw mais yow d'après expérience politique bi nga am choix boobu noonu moom bu ko defee porté ko sur une personne koo xamante ne peut-être moom mooy nekk au niveau de Yoff ndax du jur ay querelle fratricide au niveau moom de son propre fief. waaw mais xam nga tànn ku ko def am ku baax ku am koo wàcc. ku tànn am ko wàcc koo wàcc c'est normal. ñaari nit sax bu ñu toogee nga jël keneen ki dana pourquoi pas man l'essentiel mooy ku ñu mënti jël na xam ni gënul nit. gënul leen day gënul leen bàyyi ëpp leen xam ëpp lu leen dara. dafa fekk ni mbooloo bu ñu toogee xam nga yaa ngi yore micro bi di wax may tontu. pourtant ñi ñu toog ak ñun ëppale wuñu leen dara. loolu àddina noonu lay doxee. donc lu ci mënti xew ñu xam ni lépp lu nit mën di def Yoff moo tax nga di ko def. ñu àndandoo ci kaw loolu ñëpp mënuñu jiite. c'est pas possible ak nu mënti am kenn ay jiitu kenn topp ci kenn topp ci kenn topp. mais atool bu doon loolu la ñi ñu tànn ko def leen ay conseils municipaux. lu tax population bi génn rebelle wu ni ñun yow lu tax taxawoo ni deful ñu ma conseil municipal kii taxaw ne lu tax def ñu ma conseil municipal. donc population bi tànn na ay conseil dinañ tànn mais noonu la àddina di doxee. mais kenn mun la boole ñëpp furey bi benn rek la kenn ciy toog. donc loolu aussi ak nu man demee gëm naa ni. conseil yi bu ñu toogee danañu am vraiment xalaat boobu ak xel moo nga xam ne danañ permettre ñu mën a def le meilleur choix pour Yoff. waaw macha allah léegi beneen bi aussi muy depuis bi nga commencé ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr ak léegi ndax gis nga accompagnement wu jeunes yi wala présence wu jeunes yi à ses côtés. ah waaw gis naa jeunes yi xaw ma leen nag waaw gis naa jeunes yi bari loolu war ko de loolu de moom gis naa ko gis naa sax nag ñu am benn proximité bu jeunes yi boo nga xam lu ma rafetlu la. gis naa leen ñuy dugg ci ay communes. këroo kër ñu dugg fa seetuñu ku far ak ñoom ak ku farlu Abdoulaye Diouf Sarr kër gu ne ñu dugg fa wax j'en profite d'ailleurs pour nuyu ma fille ami topp gis naa mu ngi def travail remarquable kër gu nekk ñu dugg fa neen diw mooy suñu candidat lii la ñu bëgg lii ak lii la ñu bëgg ñu def ci dëkk bi je pense que loolu c'est important loolu mooy politique du xuloo du xaste du saagante damay ñëw ni la lii mooy sama programme nga ne ma man sama candidat lii mooy programme ñu seet lan moo ci gën la ñu jàpp ni moo gën pour dëkk bi ñu def ko je pense que c'est aussi simple que ça surtout que nag fii ñëpp ay mbokk lañu segam ni doxandéem yi ñoo ko dul def waxuma la ñi nga xam ne ñoo bokk ñoo moom dëkk bi te nag lii suma benn góor gu baax di wax nee na ma foog koo fekk muy yàq mbir rek moomu ko koo fekk muy yàq moomul la muy yàq kenn du am séef defar ko ba pare di ko yàq kenn du dëkk ci dëkk bi bokk ci dëkk bi say maam ak say maamaat samp dëkk bi ñu tekki ci dëkk bi dem nga tekki ci dëkk bi tey di ko yàq loolu du am koo gis mu dëgg def rek bokku ci waaw mais tey nga jàpp ne jeunes yi pas seulement à Yoff pas à Dakar mais au Sénégal ban taxawaay lañ war a am ci wàllu politique mooy engagé wu d'abord mu nekk nag engagement militant lu tax ma ne engagement militant man maa ngi commencé def politique en 1975 en 1978 lañ ma def ma nekk responsable régional des jeunes de Thiès du PDS octobre 1983 musuñu xam ñun ni parti day am xaalis bi ñuy implanter le parti dañu daan cotiser par exemple jox nit paas ni ko demal ba tel dëkk boo demee ba dëkk boobu la ca des da ngay dox yaay lijjanti looy lekk ak leneen xam nga souvent dafa am reproche dafa am lu ñuy ŋàññee politiciens yi te nekkul ci ñoom ci askan wi la nekk soo ñëwee tey ci man
ni ma tonton dama bëggoon nga jàppale ma parce que dama bëgg doon maire dama bëgg doon député dama bëgg doon nangam ak nangam même su ma lay wax waaw sooy dem maa ngi xool sa poos loo fi bàyyi ah moom da ñëw na fi waxi kese buy waxi kese dafa réew boo ñëwee ñu ne waxi kese la fi bàyyi boo demee duñu ànd ak yow boo ñëw même bu ñu bëggoon a ànd ak yow même bu ñu la jegee même bu ñu di sa mbokk dañ naan kii amul njariñ or boo ñëwee am loo fa bàyyi ñu am lu ñu la yaakaare ñu ànd ak yow fal la mais kooku boo ko falee ëllëg bu la rombee nuyuwu la sax bul ni kii maa ko faloon parce que la nga ko fal da nga ko jaay loolu la ñuy reprocher politiciens yi te nekkul ci politicien ci électeurs yi la nekk bu doon ni nit ki day ñëw ci koñ mi leen man de ba ngeen jàppale ma doon maire nga ni ko wa d'accord ñun mën nañ la fal mais dañu bëgg fii ngeen defal ñu benn terrain football fii dañu fi bëgg école fii dañu bëgg suñu jàkka ji kuñ ci jàppale loo ci mën a def mu leen mën naa wala mënuma ngeen ànd ak moom ci base boobu mais duñ ko def même bu ñu la diisee soxla yooyu ginnaaw bu loolu weesoo bu diisee soxla ba pare ñi ngi xaar toujours booy dem loo fay bàyyi la nga fay bàyyi nag mooy njëgu voix yi nga jënd kon ëllëg ki si biir boo gañee romb leen nuyuwu leen def vitrine tente buñ la ko reproché parce que ba nga ñëwee di dagaan ci baat mayuñu la ko dañ la koo jaay donc les jeunes pour dellu si ci sa question foofu la ñu war a taxaw xam ne dañu war a engagé parce que réew mi ñoom ñoo ko moom ñun pare nañ ci Senghor ñëw na créer la république c'est extrêmement important fexe ba Sénégal nekk une nation 2002 les femmes du MFDC dañu def délégation ñëw seet si ma ni ma dañu bëgg ma def leen benn conférence sur le rôle de la femme dans le processus de paix en Casamance bi may def gëstu yi ma tase ceeg ku mel ni le professeur Assane Seck yàlla na ko yàlla yërëm mu recevoir ma ñu waxtaan mu jox ma ay information yu bëri ci laa xamee ni Senghor bi Sénégal di soog am indépendance da doon wax ni bu ñuy affecté ay fonctionnaires Casamance nañ fi yóbbu ay séréer ay lébu ay tukulóor ñu dem jaxasoo ak ñooñu jur fa ay doom joolaa yi mu ni affecté leen Dakar ñii ngeen affecté leen Fuuta Mandeng yi affecté leen Thiès yi ngeen affecté leen Kaolack loolu bokk na ci li tax tey ñu am la nation sénégalaise muy liggéey bu rëy bu Senghor def booleeg li ñuy wax cousinage à plaisanterie Senghor def na loolu ci Sénégal muy lu rëy Abdou Diouf ñëw joxuñ une administration presque parfaite gouverneur préfet sous-préfet administration bu aw yoon dem gérer nag 20 ans yu metti ci biir loolu mu gérer ci li ñuy wax l'ajustement structurel Banque mondiale FMI imposé ñu benn plan ni amatul recrutement fonction publique wàññi salaire yi wax ba yokk dañu wàññi woon salaire yi mu indi grève générale fi ba ñoom Madja Diop ñoo ko dirigé woon amatul construction defatuñu école tabaxatuñu dara amatul route amatul dara plan d'ajustement structurel ñu tuddee ni ko le plan Sakho Loum mu dem Abdoulaye di ñëw nekk le bâtisseur li nit yaakaarul woon ni mën na am Sénégal mu di ko def te muy loo nga xam lu constant la ci moom parce que Abdoulaye dafa dem en 1975 à Bagdad bi mu wàccee aéroport mi ngi ànd ak une délégation ci biir ñooñ damay citer kooku parce que question bi may posé kooku moo ko indi woon muy maire Binta Boy nekk Rufisque mi ngi dund yàlla na fi yàgg mu taxaw di xool Abdoulaye ni ko Binta kaay looy xool mu ne ko Abdoulaye aéroport bi dafa rafet mu ne ko lii moo ma tax di politique lu ma gis ci àdduna bëgg naa ko yóbbu Sénégal bi mu nekkee président joxe na exemple boobu ndax li mu fi def ci ay travaux bu leen fàtte ba mu koy def nag dañ ko doon saboté autoroute à péage ñu naan wuy amaluñu njariñ on ne mange pas les routes nangam fii gis ngeen lu mu def ñu attaqué ko mu dem Macky Sall ñëw di marcher sur ses traces yóbbu Sénégal foo nga xam nit xalaatul woon ni Sénégal mun na fa egg tey en termes d'infrastructure mais li ëpp solo ci li Macky Sall def sur le plan social fexe ba ay doomu aadama yoo nga xam ni defoon nañ duñu ay sénégalais li tax duñu sénégalais mooy boo doon dem par exemple Banjul boo demee ba romb Nioro boo bëggee téléphone doo jël puce Sénégal puce Gambie ngay jël ñi feebar Gambie lañ doon fajoo ji mu indi le programme bi ñu tuddee Puma topp le long des frontières di def ndox di def courant di def ay route di def ay hôpitaux ak yeneen ba ñooñu xam ne léegi ñoom ay sénégalais lañu
tey bu la neexee da ngay xëyee fii ndekki fii dem añeeg Ziguinchor à cause du pont. Énormément de réalisations dans ce pays là donc jeunesse bi ngay wax nii ñoom ñu am chance su di màgg di gimmi ci jamono boo nga xam ni Sénégal mi ngi dugg ci émergence Sénégal la ngi war a am pétrole Sénégal la ngi war a am gaz ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñoom nag ñu war a mat parce que même bu ñu doonee ay xale dañu war a am suffisamment de responsabilité ba lii nga xam ne moom lañ yore tey ñoom ëllëg ñu mën ko jël doxal réew donc pour revenir et finir par avec ta question là jeunes yi li may séntu ci ñoom engagement politique mais avec lucidité avec responsabilité xam ne kii la jiite ëppale wu la dara ci réew mi gënu la wóoroo am ak moom comportement boo nga xam ni boo ko séenee da ngay sëgg loolu laay séntu ci la jeunesse de mon pays. waaw toujours si jeunesse boobu noonu tey yaakaar naa programme bi nga xamante ne Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi proposé Dakar waay Dakar gu bees la tudd mais Dakar gu bees googu noonu aussi lan lay apporter jeunes yi ndaxte tey question wu chômage bi mu ngi fi surtout question aussi ñi nga xamante ne ñu ngi fi amuñu benn qualification dañuy traîner rek amuñu benn qualification si benn domaine muy formation professionnelle muy leneen ak leneen loolu tey bon ñu laal tuuti bon loolu xam naa loolu kese la ñuy jot a laal sax ci programme bi muy lan la ci tey gox Dakar gu bees gi autant pour moi lan lay apporter jeunes yooyu noonu. waaw xam nga question bi ngay wax ne gis naa ko mu am place bu am solo ci programme Abdoulaye Diouf Sarr mooy la formation professionnelle. loolu gis naa ko ci muy lu am solo ba gis naa sax mu prévoir ay centres de formation au niveau des communes. prévoir également un financement boo nga xam la maire de la ville moo ko war def jëmale ko ci jeunes yi. mais gis nga man li ma gën a impressionné programme Abdoulaye Diouf Sarr bi ñaari point la bi ci jëkk daara yi mu am fas yéene jël leen en charge fi may toog di wax ak yow li ñu recensé ci ay daara au niveau de Dakar ville de Dakar c'est un peu plus de 1000 daara. ci ville bi rek. ci ville bi. mu wax na ma man wax na ko ñëpp di ko dégg def na ko ci programme am 1000 daara yi naka la leen mën a bëgg a jëlee en charge mais li ci am solo parce que bi muy recevoir yenn sëriñu daara yi seen bureau man fekke naa ko. donc ñu jàpp ne bu ñu yàlla dimbalee ba ñu génn ci élection yi dana toog ak ñoom moom am na xalaatam mais ñi ñuy dimbali ñoo gën a xam li ñu bëgg. ñu toog waxtaan ba nga xam ne la ñuy tënk dina tax ba ni état di toppatoo école française maire di ci jàpp maire ville de Dakar également jàppale noonu daara. te muy loo xam lu musul am la musul am Sénégal te daara nag ñëpp dañ ci war a jàpp ñëpp dañ ko war a fonk pour que daara mel ni mu war a mel. parce que wax naa ko sànq ci sama njaal benn wax éducation ku mu jiitu ci yow diine nekk sa dënn bii am na yu bëree bëri di nga ko rëcc doo ko def mais bu fekkee ne loolu jiituwul ci sa dënn dafay am problème te boo xoolee réew bi bari na fi ñoo nga xam jàng nañu ba dagg ay diplôme yu gën a rëy ci Sénégal ñi leen embauché mënuñoo bind chèque dañuy xëy ne madame kaay bindal ma fii mu bind mu ne fu may signé ñu ne ko fi et pourtant il gère des milliards ñooñu ay doomu daara la ñu xam ngeen leen xam naa leen bari nañ ci dëkk bi foo lamb rek ñoom nga fay fekk donc daara jooju nga xam ni jël na décision pour jàppale leen loolu rek man gëm naa ne mën na tax Abdoulaye Diouf Sarr gagné parce que bu dul loolu sax yàlla xam na kenn ku nekk lu sa xol te ku jël décision jàppale daara am naa yaakaar ci ni askan wi dañ ànd ak yow. macha allah donc muy point yu am solo comme ni nga ko waxee juste ci programme bi voilà ñu ngi arrivé nag à la fin de l' émission mais liñ tàmm def ak suñuy invité mooy bu ñu ñëwee ba fin bi ku nekk dañ lay jox 3 à 5 minutes pour convaincre maanaam tey dañ lay jox antenne bi nga jàkkaarloog internet ak téléspectateurs yi lay seetaan wax leen lan moo war a tax ñoom ñu voté Abdoulaye Diouf Sarr antenne daa lan moo war a tax Abdoulaye Diouf Sarr je pense que wax naa ci lu bëri leneen li ma ciy teg valable na pour Abdoulaye Diouf Sarr valable na pour Sénégalais yëpp da di message bu ma ñor nag dafa mel ni dafa am ci réew mi ñoo nga xam ne seen mission mooy wane ni réew mi doxul koo wax mu la fi réew mi toll fi réew mi toll fi réew mi toll ma bëgg ànd ak yéen ñu càmbar fan la réew mi toll pour man c'est mon message Sénégal mooy réew mi nga xam ni oto bu wàcc Amérique wala France une semaine nga gis ko Dakar c'est-à-dire damay wax loo nga xam ni lu nit di teg bëtam la li may wax it ku ko weddi nee ma lii amut terrain boo romb ci dëkk bi bu amul litige 3 mois après boo ñëwee fekk ñu def ko R+10 at mu jot korite tabaski tamxarit gàmmu màggal bii mujj
évalué nañ dépensé à 260 milliards de francs CFA boolewuma ci laayeen yi boolewuma ci ñaseen yi boolewuma ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen li ñu dépensé ci gàmmu la ci màggal ngénte céet dëj leneen ak leneen ñaata lañ ciy dépensé par jour demal ci koñ yi tontini jigéen ñi organiser par jour ñaata lañ ciy génne ci xaalis di ko ci def la ma bëgg wax foofu mooy certes réew mi am nay jafe-jafe mais Sénégal amul problème mu xaalis problème mu comportement la ñu am te appel boobu lay lancé au Sénégalais suñu problème numéro 1 mooy muy man muy sama morom muy état muy mairie muy keneen ak keneen kenn du def loo mën kenn du def loo mën ni ko tubaab yi waxee nous vivons au-dessus de nos moyens exemple bi may joxe sama bopp laa koy jël toujours tabaski bii ñu génn bu weesoo ñi nga xam ne ay 10 000 francs 20 000 francs 30 000 50 000 francs nga leen di may li ma jàpp loo nga xam jënd naa ko ci xar maye ko mat na 40 xar yoo nga xam ne amul benn bu nga xam sama mbokk laa ko jox mënuma ko dana ma koy def keneen ak keneen di ko def donc loolu mooy tey problème mu Sénégal benn bi comme je l'ai dit mooy kenn du def loo mën jigéen ju gën di dem xew bu takkul or to sol na 300 000 waaye naka nga mën a comprendre nga tasig nit jigéen mu teg ci boppam meesu 300 000 yore portable 1 million 200 ba pare ne la réew mi doxul ah mèche bi 300 000 lay jar portable bi 1 million 200 nga sol ay coquettes yu jar 60 000 taxaw naan réew mi doxul donc on a un problème de comportement bi ci des mooy problème de solidarité dañ ko war a yokk lan la ñu xamoon dama daan toog sama kër awma lu ma lekk nga am ko da ngay bàyyi ba guddi nga jël dara yoxoo su nag indi ko bàyyi ko fa su ma xëyee gis ko sama waa kër jëfandikoo ko solidarité boobu muy def ngir yàlla mooy manqué am na ñuy def naam am na ñuy def ngir yàlla mais dañ ko war a dolli te am na loo nga xam dañ ko tudde solidarité mais du solidarité di may ay nit rangale leen di leen filmer du maye du saraxe du ndimbal puukare la ñii dañ koy puukare ñii dañ koy wute alal ñi koy wute alal mooy dañuy rangale ay nit ñi ay miskin lañu filmer leen dem ci yeneen réew yi wut fa alal bu ñu leen joxee 10 milliards xëy na 100 millions lañ ci séddale askan wi donc su ma amee appel bu may lancé nañu delloo si xel yi di def lu ñu man tey dimbalante loolu mooy sama message. macha allah monsieur le ministre ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci honneur bi ñu defal déjà ñëw teew ci plateau Média Info TV ci émission bi nga xamante ne nii mooy sans contredire mais di remercier bu baax aussi équipe technique bi nga xamante ne nii à chaque fois ñoom lañ ciy àndal di remercier ak féliciter te surtout encourager suñu directeur général monsieur Ousseynou Diagne di ko ñaan yàlla dolli ay xéwalam aussi. di remercier bu baax ñi nga xamante ne tout le temps aussi ñooy dagg seen programme bi yëpp di suivre Média Info TV surtout émission sans contredire ak retour yu positif yi nga xamante ne nii yëpp ñu ngi ko siy am mais duñ fàtte aussi suñu partenaire bi nga xamante suñuy partenaire sax laay wax yi nga xamante ne ñooy Belgérie Al Mahdiyul Muntazar ak Floria mooy tee bi ma doon wax sànq rek ñooy ñaari produits ñaari entreprise la yu am solo déjà accompagné woon nañu ci dîner de gala bi ñu organisé woon mais terewul ba léegi ñu ngi sponsorisé émission yi voilà donc di leen jox dig daje incha allah semaine prochaine même heure même chaîne sur Média Info TV. di ñaanal Lions yi. waaw pour kan bi waaw ñu ngi leen doon fàtte di ñaanal Lions yi yëpp voilà comme waa ji ni mu ko doon waxee rek waa Ngor bi ba leen ko defee ni ngeen ko fi daan defee donc ren moom soxlawuñu final soxlawuñu leen coupe rek lañ soxla comme président ni ma ko waxee inchallah voilà coupe rek lañ soxla inchallah donc di leen jox dig daje semaine prochaine sur Média Info TV l'image des gens d'ici